Greetings, Gambia, New Nile, friends and family. Be quick one, Rekla. Buguma Feyaga. I just wanted to make this as quick as possible. It's to do with, of course, our Olympians. They can anyipsineng. I guess loads and loads of posts. The welcome Sun Olympiansi, Sun Jambari, and Nungewa, welcome to you all. And Jirin Jif, and congratulations. Silingen you. Sigil si Adinabi and in front of the world and wave swing flag be as high as you guys can and make us known and si Adinabi we are so ever so proud as citizens. Why magigis yo hamene I'm not really pleased or nehutma in a sense ne this is exactly reasons why sometimes things do their work in Gambia simply because of doing always definitely right, and it's the fawara right. We have to try and do things the right way and the proper way. You understand? In as much as I'm pleased with Gina Bass being given a land, like a 4x4, which is nice for a Pajero rolling kojo. Well done, and that is really nice to see Nyunko Sigil. Why this is not just about Gina Bass, Gambia. Lee is not just about Gina Bass. Yangi am 4 Olympians, know them. 4, the one banner. In as much Gina Bass, Momoneka, the one that we all recognized, in a sense, ne Momoneka, Jigen, Bepare Hamgarek, Defna Yo Hamene Hidna, Newbari. Yakare win kosi Gambia. So they always come like CTRRCB with SFL. Momoneka, the one that everyone hears and see. Why that doesn't mean SFL was the only one that was doing everything. Understand ga? It's the same way. Gina Bass, athlete la. Wayangi order 4 athletes. It was 4 of them, I think. Nyom them. So suneke ne te nyom nyip nyoneng. Irrespective of Gina Bass, Momo gena hit na Momo gena deaf or it's unfortunate that she's the only one being mentioned. Exactly, Rohi. It's Gambia. Man understand uma dikabineka. Understand ga? In as much as Gina Momoy the one mom hame, why that doesn't still mean mom reka dem. Danga am 4 Olympians. You them. Those 4 Olympians you know suneki ni nyo nente. Nyom nyiplen wara celebrate equally. Even though, because this is our first time, New Jersey swing Olympians a little bit serious, or Gambia recognize ne, or Olympians them Olympians them represent Gambia. They've done even Monsuma time, then done you done them. Why do dan mel ni come be no mel? B is exceptional. Galima mean. So suneki ni lulu amna, ñu am 4 ñu nyipsi. The right thing to do, mone kane. Suneke ne yenenge allocate Gina Bass yenanko jox kir be di koko sampal. Every single one of them need them ñep dañ wara am kir ngeen sampal len ko because budget bi mung fa xaliss bi mung fa, which is the Ministry of Sports or the government. Mun ngeen len ko defaral to encourage them. Why do len seppi Gina Bass ngeen jox ko moto jox ko kir ngeen bay ñete yeneen ñete yi ñom ñu melni comme ne ñom demuñ won. How do you think ne lol nonu nga sometimes it's the logic the simple and easy. Lu easy the easy. It doesn't take a genius to work certain things out. To lu wrong, lu make good sense, and war local entertain just because. Understand nga? So government being in then the family come ay halal o ning am si swing people yi nga xamé ne ñom ñoo dé def yena duñ dé halad lu appropriate pour def ko or do they seppi things. You have to sift through things before nga def ko or when it's supposed to be something lo xamé it's for the public or you doing it for the Gambia or you doing it for to show examples. If you're setting example, don't go set in a way it is fair and balanced. Fair and balanced. Why yen dolin sepi Gina Bass ngen joko moto joko kir yen ngi bay yenen athlete si ñom ñu fa dega na the 100-meter boy bi Ibrahima is it Ibrahima Njie man sen tourist sax ma ngi wax sen tourist sax xawmako fana ñom fola way amna ko ci sante Njie ak fay fana de Njie guy is the mom tam sprinter la mom mo nekk suñ 100-meter sprinter bi.
xam nga ñi yëpp dañ deserve loolu noonu waaye yéen a ngi leen isi Gambia ngeen bàyyi leen foofu noonu ñu ngi wax Gina Bass ñeneen yaa ngi gis seen boppa ñu ngi feel so bad athletes yooyu noonu ñu ngi feel so bad like ne how come ñun tamit we are not celebrated in a way like they did with Gina soo leen naa jënd kër ngeen jëndal leen ñoom ñëpp kër lan mooy kër lu cheap loolu noonu pour government dafa cheap because mun ngeen ko afford yéen a ngi jëndal seen boppa kër di jënd ay Benz moto so pour génnee xaalis bu ndaw jëndal leen laan comme que yéen noonu ngeen ko bugg a defee da ngeen leen bugg a jëndal kër and jox leen ay moto then you should do it for 4 of them ñoom tamit ñu am moto ku nekk nga gis sa boppa ne man demoon naa représenté bi ma représenté lii lañ ma jox you understand loolu moom moo fee te loolu moom moo war waaye doo leen ko defee in a way just because of ne Gambia yëpp a ngi wax Gina Bass wasn't the only one that went to Tokyo man ni ma gis foofu noonu ay 4 athletes laa fa gis representing the Gambia and they should be all treated fairly moom moo nekk loo xam ne looloo fair because they are all Gambian citizens and they all went out there to fly the Gambian flag. It wasn't just Gina Bass. So lii dafa wrong. It's unfair, it's uncalled for, and whoever is in let's say the Minister of Sports, so it should, because how man didn't ko dega and doro ko dega, why the mabuga Gambians nga xamene ñu ngi support fairness. Then you wanna make sure that you put li out there so that government bi mu dega ko mu def li war mo ne kane su nekkee ne even su nekkoon ne private departments private companies sax ñooy may Gina Bass kër sax ak moto ñoom dañ war a equally make sure ne ñële duñ feel bad out ñoom duñ feel out ñoom tamit ne may nañ Gina mayuñu su private company may Gina government bi dafa war a may ñeneen yi just to make sure ne mu balance and mu fair nii lañ dee def te just because gars yi ñëw nañ léegi añ leen seet fan la gars yi di dem after all this brouhaha time bi passé su hype bi passé léegi nañ leen gis ndax gars yi dinañ sawar si ñoom because soo leen seetlu yeema si Gina Bass gi suñ athletes si I'm not saying this to ndaw loo leen or tuuti loo leen waaye dama ko wax because dama bugga pour bi is being on their side soo leen seetlu yee ñun suñ athletes yi xoolal ñi dem represent Gambia seen kanam yi naka lañ mel ñu ngi am nga amuñ enough seen lekka doyut seet leen seen lekka doyut seen face yi ñu ngi mal naka la woot bi tuddaati sax mënuma koo wax malnourished xaw ma noonu lañ mel because of lifi nuñ they don't look it seen yaram yaa ngi wow seen kanam yaa ngi wow xool leen yeneen athletes yi African athletes yi nuñ mel because ñooñu noonu ñu ngi look after their athletes moo tax ma ne leen ne affaire si nekkul rek about joxe moto joxe kër déedéet it's a plan because Gina Bass is only maybe less than foguma ne am na 26 so amee 26 27 du la moo am or 25 so daf Gina Bass am na 2 more Olympics to go inshallah su ko yàlla mayee fan ak wérgu yaram am na 2 more Olympics pour demal Gambia te loolu noonu da nga war a make sure ne nga put those things in place su ko defee mu mun a sustain and maintain or even top up fi mu nekk nii mu passé foofu noonu waaye su nekkee ne defaral ngeen ko lii tey and then you don't sustain and maintain certain things in there to maintain their progress or maintain a program duñ dem fen fii la moo em xay bi yëpp fii la moo em so dafa important pour ñu seet after all this noise gars yi jógee nañ Olympians yi ñëw nañ lan la Minister of Sports or Ministry of Sports or our government will do for athletics in Gambia. I would really love to see that because this is not about just now tey fàtte nañ ko ëllëg dem ñu mel ni comme ne there is no naka sports amut Gambia. So is that what I would like to see? But just to cut the story short, like I said, dama bugga pour ngeen Gambians yi ñu realize ne ñu xam ne Gina Bass wasn't the only Gambian that went to the Olympics. We have 4 Olympians, and if they're going to give anyone, any of them, anything, it has to be all of them together equally. Ñoom ñëpp ñu share ko because ñoom ñëpp dañ deserve to be nakal tuddaati seen as ñu nga xam ne ñoom ñoo dem ñu represent the Gambia. It wasn't only Gina Bass that did so. So dafa unfair pour ñu jox Gina Bass moom kenn moto jox ko kër and then ñële dégguma dara about ñoom
because gisuma dara te su nekkoon ne defaloon nañ leen ko it would have been ñëpp dinañ ko dégg comme ni ñoo déggee bu Gina Bass bi. So I would like to really plead with the government and the Minister of Sports, the ministry itself, ngeen try ngeen jox ñu noonu tam kër ak moto just like Gina Bass, because we are talking about athletics, we are talking about encouraging our youths. They need to be treated fairly in this case, because gisuma any reason why Gina should be the only one that is given a vehicle and a plot of land. The koko sampal jokoko mom kena. Lulu make good sense. Hamga, and then they deflu make sense, and then they deflu fair Gambia. You know, so this is going out to the Minister of Sports and the Ministry of Sports and the government. If they snake any private sector bi ñom ñoo jox Gina Bass kir, government bi jox leen suñ boy si ak ñi demoon represent jox leen kir ak moto. ñoom ñëpp dañ deserve kir ak moto, not just Gina Bass. Man feel like am ngeen balal man nak because buguma wona gina why I had to just drop this feeling, because buguma they just come di ñëw Facebook mel ni comme ne man maneka whatever. Why dama need to say this because this is my field. If it's sports mom, I'm always forever in there di wax. So dama need to speak up because dama need pour make sure ne ñun ñëpp ñu understand ko this way, because li fairwood. You are very right, and I said the same on the phone with the friend. Yeah, exactly. Fairwood. So let's say holal nakal tudati holal nakala guide oye Gina Bass ñoom ñëpp fàtte nañ ne there was other three athletes. Xam nga dafa sad absolutely. Xam nga Ndeye Fatou Soxna make good sense. Añ leen di def lu fair te Gambia bi lii mooy problème bi du ñoo def lu fair. Dañ war a start to try to learn to do things the right way and the fair way. Lii lañ need pour dee def waaye duñ ko def just because of ne ñu ngi yuuxu because government bi loolu lañ dee def suñ yuuxoo dara rek suñ gisee social media ñu ngi wax because ñëpp a ngi wax Gina Bass because they don't think we have a government that is almost like a child, because ñu ngi dégg ñu ngi wax Gina Bass ñu ne ok xaaral ñu defaral dara Gina Bass to shut them up, because suñ defaree dara nga dégg ñu ne waaw gaa yaa ngi try. But you are not dealing, like I said, you are not dealing with just few people. You are not dealing with few people or certain Gambian people. You are dealing with a whole nation. There is people like myself who sit and think. Dafa am ñu mel ni man ñu nga xamee ni ñun we are just there picking and the wita affaire si di figure out things. So yéen doo leen mun a play games with people like myself, because ñun nekku ñoo xamee ni ñun dañ naive. Man suma maas gi I'm not naive. So if you're going to try to encourage me or try to ngeen ne man ngeen a as a citizen, you are doing something. Definitely ko the right way. So man, I'm personalizing it because I'm talking for me. Because you Gina Bass, Lolo Tagay, you ne Gina Bass. Because we're about other athletes. So you ne haral you dem see Gina Bass, you deferral Gina Bass to shut them up. Fake them would know. Suma little bro biran affaire si lii la xam nga waruloo nekk di dañu dee bëgg a nax te man nax bëgguma ko ma dee try to jaay a quick fast one, because dañ nekk mag torop pour nga ñëw bëgg a nax dañ dëkk si west bi dañ gis dañ dunda xam nga soo yéene yi suñ ko dee def dañ war a xam ne nekkul ne ñun ñëpp a naïf dafa am ñu dee xalaat think ñoom ni ñoo xalaatee lu ëpp foofu ñun foofu la ñoo gis. Because danga wara am a foresight, you have to think, you have to see the bigger picture. Te niñ ko defee nii ñun lañ bugg a fuuxal as Gambians to shut us up, because ñu ngi wax affaire Gina. So ñu ne ok xaaral ñu def Gina rek ñu nax leen ñu defaral Gina su ko defee ñu ne waaw ñoom ñu ñoo dégga waaye su nekkee da ngeen bugg a defaral leen ñoom ñëpp a nekk citizens te ñoom ñëpp a dugg a plane ñoom ñëpp a dem ñu ne Gambia. Gina, the Gambia. So every single person that was in Tokyo as a Gambian representing us that deserve a kir and a car, just like Gina Bass. Feel I am, Beben and Yon, I'm out. Thank you.